doomu aadama yi lee di dee ni lée lii lan la termine yéene kaay ne ab immeuble boo xam ne day dal ba daa wàcc waaw ca Dalifort gële ak ca Géejawaay lu ci toloo juróom-benn ci ay doomu aadama ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaar fukk ñoo xam ne day am nañu ay gaañu-gaañu waa Grand Place ne dëgg la juróom-benn ñoo dee laa la wax Libération yéene kaay ne week-end bi le kay waaw mbir mi laa lay wax nii daa tàng jër ndax juróom-benn ci ay doomu aadama ñoo dee ca Bel-Air gay ca diwaanu Tivaouane gële ñaari taalibe daal di fay lap ca bassin de rétention ba allahu akbar Le Quotidien yéene kaay ne juróom-benn day ñoo dee ca Bel-Air waaye est-ce que gars yi nga xam ne kon ñi ngi tabax ñi ngi respecté sax norme construction yo loolooy laaj wax Dakar Times de ba nuppi nag ñi nga xam ne ñooy bailleurs yi day ñi ngi bëgg a rey locataires yi laa la wax location bi seer na promoteurs yi foqale gi nekkee maar di Italie te ca jamono jooje waa kër docteur ak hôpital yi dama ne la ñoo gën a feebar ñi fay dikk ubbil Direct News ay directeurs yoo xam ne dañ leen di fay du dara infirmier yoo xam ne ay fukki junni la ñuy laal président conseil d'administration yi daanaka ay bénévolat la ñuy def centre de santé ay 20 000 francs lañ leen di fay ay PCA yoo xam ne dañuy yolowaan carburant ci 3 millions 500 handicapés 60 000 day ñoo ca am carte d'égalité te la ñuy xaar gisuñ ca dara recrutement personnel ba la muy dem kon yéex na waaye xoolal ma troisième âge bi daal di nañuy song nag waa IPRES tey waaw parce que ngir ñu jot rek seenu pension lu ne la ñuy daj laa la wax te xoolal te jamono jooje Libération yéen kaay nee na coowal passeport diplomatique yo waaw am na ñaari plainte yoo xam ne kon ñëw na nag gën a daral kon fi mu nekk nii mbir ma laa la wax boo bëggee dégg-dëgg Alaaji Jaaji Konde waaw waa ji ci boppam kon moo yaakamtee wax ar day taali mbaa du boo xee adduna tukki en tout cas yaakamte naa wax de ña tuumaal waaja day nekkatuñ ñeent de léegi juróom-benn lañ laa la wax Moustapha Diakhaté nee na daanu safre daan wee war a saf waa Grand Place de marche ñaxtu bu rëy la laa la wax la baykat yi nga xam ne ñoo nekk Saloum gële daal di kon amal département bu Kaffrine waaw gars yi daal ay pancarte la ñu génne ñetti kilomètre la ñu dàllal diggante Bagana ak Kër Baab la ñuy naqaru nag mooy yor gu bon gi nga xam ne kon moom la ñu yor wàllu mbay mi te boo sàgganee nag am xiif dana dugg na ci tund woowee waa aar suñu moomeel la te la ñu bëgg nag mooy ñu auditer milliards yi nga xam ne kon moom la ñu jaglelee wàllu mbay mi lée te ministre mbay mi di Moussa Baldé waaw nee nañ na fa jógee réew mi quotidien ñeent ci ay doomu aadama yoo xam ne teg nañ leen loxo kër sëriñ bi la ñu doon jaay daal mooy ay garab ngir yàq biir mar di Italie politique ba dugg Abdoulaye Wade ñoo àndal day créé nañu Wallu Askan Wi sur quotidien maire bu Ndakaaru Ndiaye Diop waaw waa Yewwi Askan Wi day Barthélémy Dias mooy seen problème laa la wax Barthélémy Dias nag ndaje mi barki dee moo Ndiaye ak ay ñoñam xam leen na carrément ne moom candidat la looloy dëgg Barthélémy Dias ne man leer na ma ne Khalifa Sall kon du nekk candidat te moo ni ma Khalifa Sall nag saay bu méttee man lay gis front bu ne daal dinañ fay dem sur saane xam nga lan moo tax ba soong war ji nii gars yi daal di koy kale waaw mais parce que maire fu Ndakaaru Ndiaye Diop bi lée Benno Bokk Yaakaar na bokk ba léegi ne de yéene kaa gi ne local 22 yi waaye Yewwi Askan waa ngay samp nag seeni coordonnateur last en tout cas juboo déggoo daal amul Benno Bokk Yaakaar déedéet ci candidat à la candidature yi gis nga ca Tivaouane gële waa APR waaw ña ngay reyante seen biir parti socialiste nag la ñuy sàkk moo ñuy jox leen seenu cër Abdoulaye Timbo daal dinañ koy samp nag ca Pikine gële waaye waa PS d'accord duñ jee déedéet critique yéene kaa ne non Benno Bokk Yaakaar kay samp nañ jaayu Macky Sall mi lé di Abdoulaye Timbo ca diwaanu Pikine mooy seen candidat Amadou Hott tamit day samp nañ ko nag ca Yëmbal Sud ga mooy candidat Benno Bokk Yaakaar box bi di ne 11e coordination bu parti socialiste be Amadou Ba lañ samp kon ca diwaanu Parcelles gële terminé yéene kaa ne Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi waaw nga xam ne dañ koo tuumaal ne Macky Sall da koo jox ay oto ak ay kër indi na fipp gu rëy biir APR laa la wax parce que ñi nga xam ne ñoo nekkoon APR ba dara nekkul dara nee nañ jëf yu ñaaw yi nga xam ne kon moom la Fatou Tampi def danañ ko xeex ñu delloo leen seen ak yelleef tojaa ngay am ci biir APR ndax sursaane dara waaw député bi Aniya Mbeng moom la ñooñam yi investir ca daara googe def na fa nag social yu bari exclusive yéene kaay ne local 2022 investiture yi ci Benno Bokk Yaakaar ca Grand Yoff waaw coalition bi day tasaaroo ba ni tasar ay mag ak rak yuy geer Adama Faye rebelle ba ak caisse de solidarité wu 300 millions ya Cheikh Bakhoum taxawaayam weeg seddaay wi ne guerrier la Abdoulaye Diop membre fondateur APR te kenn xamul lan la Mamadou Sy Albert waaw nee na tasaaroo boobee ci Benno Bokk Yaakaar day moo nar a dimbali Khalifa Sall di Abdoulaye Daouda Diallo waaw terangal na jeunesse boobee ci diwaanu Podor ubbi stade subvention ay millions cadre yaa nga bootu ca ginnaaw moom Kor Tamaro Walfadjri ne Macky Sall la ni mu jàppale waa Casa Sport waaw maire Ziguinchor la soxla de 24 heures yéene kaay ne waaye Abdoulaye Baldé de boo sàgganee dana bàyyi match mar di Italie waaw parce que jàpp ne dañ koo boolewul ci dara réew mi quotidien de ba ci xoolal coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr waaw Abdoulaye Baldé nee na sama xel tey na ca ne viol am na ca sama xel tey na ca Kalidou Niass di mandataire national ci séminaire bi day nee na gëm sa bopp ci 40 Sénégal lu ni mel nga def ko ci daar exceptionnel
personnel. Direct News de Sen TV ak Zik FM day fisc baa ngi leen di menacé Bougane Gueye Dany waaw gaa ñaa ngi koy ërtal de ndaxte abri provisoire yi recrutement fictif yi xale yi nga xam ne amuñu liggéey njiital gëm sa bopp daal du bàyyi benn occasion ngir song waa nguur gi le moo taxit ay compte Sen TV Zik FM nee nañ leen ràcc tëj nañ leen critique yéene kaa ne juróom benn weer ginnaaw plainte ba ñoom waa Pastef waaw défense ba song nañ magistrat instructeur ba de nee nañ juge Abdoulaye Assane Thioune mi nga xam ne moom lañ dénk nag deuxième cabinet ba ñaari lettre kon la ko ay avocat Ousmane Sonko bind benn lañ nekk kon ca wàllum procédure boobu audition ba ca fond ba nañ ko génne ñaar contrôle judiciaire bi dama ne la nañ ko lalli ci kaw Ousmane Sonko laa la wax yéene kaa gi ne Ousmane Sonko ci boppam moo lànk ne duñ ko suul muy dund évidence yéene kaa ne maire bu Kaolack Serigne Mboup ba muy dajeek Macky Sall défendre na candidature am ba nuppi daal dinay débauché nag ronk na aw bay sis ba yéene kaa gi ne Maguette Sène maire Maloukunda waaw lu tolloog ñaari téeméer ci ay étudiant lu jëm nag ci wàllum tourisme ak yu ni mel la terangal laa la wax soxna Aïda Diallo Thioune day taalibe mi terangal nañ ko de évidence yéene kaa ne ndax ay taalibeem jox nañ ko ci safar ci màggal gi lu tolloog téeméer ak juróom benn fukk ci ay millions laa la wax allahu akbar la ilaha illallah wujjëm yi di soxna Batoor ak soxna Adja Saliou Thioune jox nañ ko benn pariru jama ak or valeur u fanweeri millions laa la wax ak rug 5200 mètres carrés la ilaha illallah maa la ko wax ndaw màggal gu neex dem naa ca lamb ja revanche ba day suñu lamb nee na diggante Balla Gaye ak Eumeu Sène jàpp nañ ko nag ci weeru octobre 2022 ndaw lamb ju nar a tàng waaye lamb joojee de ak lu mu tàng du gën a tàng dossier pétrole bi de déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal. waaw gis nañu gox yoo xam ne boo fa demee boo takkee masque dañu lay seetaan ndax gaa ñi takkatuñu masque rassemblement yaa ngi am ba léegi ndaje yi ñu ngi koy woote nii la ñu defoon El Hadj si deuxième vague bi bàyyeeku ba ñu woote fi deuxième vague ñuy wax ay troisième vague ndax bii itam jotul gaa ñi continuer xeex bi ba léegi. de toute façon xeex bi bu ñu ko teg ci ay rencontres yoo xam ni day lalu ci wàllu politique. ñu ko def lu objectif. parce que kenn ku nekk xam nga ni ba tey wopp ji des na mu ngi fi et nit ñi ñu ngi respecté ba léegi mesures barrières yi am na ñu koy respecté ci bu ñuy dem ci ay rencontres la ay nit dañuy takk ay masques man pas plus tard que vendredi maa ngi assisté benn levée du corps enterrement mais da ngay gis ni ñëpp dañu takk ay masques ba noppi respecté distance yi donc loolu lu am solo luy wane ni dafa existe ba léegi nit ñi di respecté mesures barrières yi mais comme ni ko Birahim junjee sànq gis nga ñun ay croyants lañ ay jullit wala ay catholique dañu gëm yàlla te dañu gëm importance bi ñaan am tombe moo waral ay gaaf bii sëñ Mountakha wootee bisub ñaan ci yàlla jële fi mbas mi ñaan ci yàlla woyofal yitte yi woyofal yan yi ñaan ci nawet bi nangu ñun noonu la ñu am ci kilifa diine yi di ñu jiite ci ay ñaan yàlla di xamal nit ki ni muy toroxloo ci kanamu yàlla di xamal nit ki ni ko jaam nga da ngay tàllal sa loxo li ci des nag muy kenn ku nekk li ñu leen doon ñaaxe bu ñu leen def mukk yoon pour politique leen tawat ji na ku nekk jàpp ni tawat ji du aw ci yow na ku nekk jàpp ni tawat ji yaay ki koy wàll kaneen yow la doon nangu kaneen wàll la ko bu ko defee day dem ba jeex tàkk parce que tawat ji nag li mu fi tëj li mu fi indi ci jafe-jafe ak ay lompoñte bari na ñun dong ñoo ko mën a teggal suñu bopp bañ a xaar yenn ci ay dogalu politique parce que ñoom seen tekk ba ñu tekkee yàgg na de ñu ngi ci yeneen yuy xalaat ci après tawat ji ci ay vaccin ak ay nangam seeni planification mais yéenee fexe ba wopp ji jeex fi quoi. voilà xeexu mbas mi sa diwaanu Touba ñu àddu jëmale ci réseaux sociaux yi kàddu yu ñaaw yeex saagante yi nga xam ne ñu ngi ko fi nemmeeku gannaaw xalif général bu Murit yi jàppale ne xalif bu Thiénaba moo ci yëkkati ay kàddu di sàkku ci ndaw yi ñu bàyyi saagante yooyu yeex yenn jëfin yi nga xam ne ñu ngi koy dëkk ci réseaux sociaux yi mu day kàddu yu mu yëkkati gannaaw ba ñu wooteeb ndajam jëm ci wàccaayu màggal gi wala sax gàmmu gi ren ji El Hadji Ngagne Demba Sarr yor kàddu xalif ba ñu teewlu ko. sëriñ baa ngi dénkaan nee na réseaux sociaux yi ñu seq te ku ne di wax di delloo sa moroom nee na mi ngi dénk ñëpp te commencé ko ci njabootam nañu moytu waxante ci réseaux sociaux ndax day yàq diggante kër yi te diggante këru diine yi mag ñi ràbb nañ ko ba mu rafet ba dara xajul ci diggante yi wax yooyu di judd nag ci kër ay tontante ku ne tontante sa moroom bàyyi sëñ bi nee na yëpp nañ ko teg ci suuf te nee na jël na làmmañu xalifa généraux yëpp ndax su yàqoo ñoom ñëpp la yàqu nee na waxkat yi nekk ci kër sëriñ si te ne ci plateau yeeg réseau yi li ñuy wax tam nañ koy seel ba bañ a agressé kenn ndax réew mi laajul yëkkati ay wax yoo xam ne day sosaloo ay xol réew mi laajul loolu diine yi laajul loolu xare yi laajul loolu bokk gi laajul nee na mi ngi koy ay ñëpp loolu la wax nañ ko dénk njaboot gi.
mu ngoog montre yu baax yi ñoo bokk kër xalif bu Mouride moo njëkk a wax ngir nag ñaax askan wi ci réseaux sociaux yi bi la yoon nag xalif bu Thiénaba moom moo ci dolleeku sàkku ci ndaw yi ñu bàyyi xel bu baax na ñuy doxale ci réseaux sociaux yi. xam nga ñoom seen kàddu li tax mu am boo gisee li tax ñuy wax ci réseaux sociaux yi ñoom kilifa yi diine yi. mën naa am sax soxlawuñu ay compte wala ñuy xool ay réseaux sociaux mooy ay régulateur social lañu dañuy yëkkati seen ay kàddu ndax am na njaboot yu leen di dégg te gis nga am réew nag buy baax même ñi nga xam ni duñu ay musulman dañuy xalaat église bi yëkkati kàddoom surtout kon fii Sénégal war nañu di déglu kàddu yi kilifa yi diine yi war nañu déglu seen ay kàddu yi ñaax war nañu déglu li ñuy wax ci ñu moytu ko ci loo xam ne mun na yee fitna ci suñu diggante mais lépp solo maam fokk ñu xool saaga yi ci réseaux sociaux yi fan lay jaar d'abord dafa am moteur bu muy jaar yow kenn ñëwul sa page lu la nit contre ñëwul sa page saaga la wala yow am nga possibilité bloqué ko ci sa page am nga possibilité même ci sa ay TikTok wala Snap. mën nga filtrer nga bloqué commentaire. soxla woo commentaire yooyu yëpp mun na nekk mais fi ñuy saaga médium yi ñuy saaga mooy Facebook YouTube te loolu kon responsable yi ñooy administrateurs yi ñooy responsable yi foofu la ñu war a recadrer at yëf yi. du question dérive yi am na rek mais ki bëgg a wax ki bëgg a noddu kan moo ko jox jàkk ni ko noddal. c'est-à-dire que ñi nga xam ne ay dañu am ay chaîne YouTube nekk ay administrateur nga xam ni dañuy am YouTube studio di leen permettre ñoom ñoo njëkk a jot message wala commentaire yi jóge ci nit ñi ñoom ñoo koy valider wala ñu supprimer ko ñoom responsable lañ parce que boo dugalee YouTube nga xam ni chaque message wala commentaire dafa la koy notifier balaa mu egg ci page bi li lay war a rëcc ci ay commentaires yu ñaaw mën naa néew loolu benn la bi ci des nag live yi j'interpelle ñu am ñëpp ay télé ci Sénégal dañu jël seen ay responsabilités bu ñu jël médium yi def ko ay xuloowukaay jël médium yi jàpp na la ko ay cancre yoo xamante ni bi seen adduna yëpp wax ju bon la ñu jox leen médium bu ñuy waxee gis nga live yi xew léegi ci télé yi nekk ci Sénégal moo indi dérive yi ci réseaux sociaux yi nañu xool lu ñuy bloquer commentaire live yi loolu mooy problème bi parce que joxe xibaar ak def sa liggéey jotewul dara ak suba goo xëyee jox benn nit bu tekkiwul dara opportunité pour muy saaga di wax waxi dof di n'importe quoi mu saaga Samba suba mu saaga Demba suba mu wax ay wax yoo xamante ni c'est-à-dire que loolu lu yombal lijjanti la aajo luwaa bu xóot wala ay dérive yu ñu koy tuddee non parce que ki bëgg a nodd bu ñu ko tegul ci kaw médium du noddu système bi bu ñu dox ak jamono di def ay live ci ay émission système bi dafa ànd ak ay outils yu ñuy mën a ñoom contribuer ci quiétude ak stabilité ci biir réew mi muy du ñu jàppande la kuy wax xeex yow na sax xandang nga koy waxee ci sama médium donc loolu c'est à eux de prendre leur responsabilité pour mën a jàppale kilifa yi diine yi ci li ñuy woote ci ak dal. voilà ñu gis sunu xalif généraux yi Birahim ñoom ñëpp kàddu gi benn la jëm ci réseaux sociaux yi kon dafa jot nag dafa mel ni wala sax. borom jam city ak Dougar Pape Anta Mboup nakam. toll nii yaay borom jam wan nga ne daal. non dama dem jam ñaajo fekk fa Pape Anta mu jox ma paas 10 000 na ma paas demal ñibbi rek te xam nga ne jam ñaajo ak tëngeej bi ma doon dem paas bi 1000 francs la wala boo yegg jëlee kalando. non da nga ma wan ne daal yaay borom jam ñaajo. non Pape Anta ndekete waa jam ñaajo yow la ñu bëgg. ndekete yow jam ñaajo nga fa wàll woo xam ne ay ñu waxtaane Pape Anta éliminatoire mondial Qatar 2022 sunu gaynde yi regroupement la ñu nekk démb. waaw démb nag le Sénégal la dugg regroupement ngir nag lu jëm seen ñaari jongante fas yéene ko laale seen diggante ak Namibie ni ki nag samedi prochain foofu ci stade Lat Dior bu Thiès bu juróom-ñeenti waxtu jotee bu ñu ci jógee nag dinañ dem ni ki fukki fan ak ñaar foofu ca Johannesburg ca Afrique du Sud ngir amal fa seen ñaareelu jongante seen diggante ak Namibie la lépp rek jëm ci wàllum éliminatoire Coupe du monde Qatar 2022 di fàttali ni Sénégal kon tey jii nag ci ngoon bu juróomi waxtu jotee si la ñu amal nag seen séance d'entraînement bu njëkk foofu ci stade Lat Dior bu Thiès ñu jàpp ne sax boobu la jongante nag boobu la séance d'entraînement ci huis clos la ñu koy amalee ëllëg nag kon dinañ nag amal séance boo xam ne dañ koy ubbil taskatu xibaar yi waaye nag ni ki mercredi ak jeudi
yooyu les séances dañ koy tëjaat kon àjjuma nag la ñu nag fas yéene amal bu 16h30 jotee lu jëm ci wàllum conférence de presse d'avant match bi gannaaw nag bi ñuy fas yéene laale ak Namibie ni ki samedi juróom-ñeenti fan bu 19h jotee kon ci le Sénégal di laale ak Namibie di fàttali nag ni boobu la jongante ci huis clos lañ koy amale bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu fédération sénégalaise bu football di Victor Cissé li ko waral nag mooy mesure yu ñu jël ngir xeex mbas mii di Covid-19. Casa Sport seen ndam li ñu am du def lu dul dëggal lekk jàmm ji saxal jàmm ji sa diwaanu Casamance bu ñu sukkandikoo ci njiit li. bu ñu sukkandikoo nag ci kii di Seydou Sané moo gis ne daal ndam li nga xam ne nag Casa Sport am na ko ci kaw jàmbaar ni ki samedi benn ball ci dara jëm ci coupe du Sénégal bi nag moo ñetteelu final bi nga xam ne nag Casa Sport jël na ko ci boobu les trophées gis na ne daal loolu nag day gën a dëggal jàmm ji nga xam ne gis nañu ko foofu ci diwaanu Casamance kii di Seydou Sané ay kàddoom Sadio Abibouka ak El Hadj ñoo ko taataan. lu tey coupe bi parce que depuis 2011 lañu gëj a am coupe ñu préparé coupe bi toute la Casamance ñëw amul ku manqué gouverneur jiite ak le maire Abdoulaye Baldé ñoom ñëpp ñu ñëw ak Doudou Ka ak madame Victorine Ndeye ñëpp ñu ñëw jàppale parce que c'est la Casamance qui est solidaire c'est le symbole de la Casamance ñëpp ñooy ànd kay s'agit du Casa Sport regardez tout ce monde plus de 3000 supporters venus de France venus de la diaspora un peu partout ñoom ñëpp ñëw parce que la Casamance a appelé c'est le Casa Sport qui a appelé man sama xol set na et je dois remercier tous les techniciens les joueurs ngeen ñu ñëfee mais aussi les supporters qui sont venus massivement supporter et remercier tous nos partenaires la Casamance et autres ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant. di fàttali nag ni ci boobu lay final sax kii di portier bu Casa Sport bi di Alioune Badara Fati moom nag la ñu nommé mu nekk meilleur gardien ci boobu lay tournoi kon Ansoumana Diadio moo nekk meilleur entraîneur ci final gi kii nag di Pape Demba Diop bu jàmbaar moo nekk meilleur joueur ci boobu lay final Casa Sport nag jot na laal chegu 30 millions ñii di waa jàmbaar chegu 20 millions la ñu laal jëm ci coupe bu Sénégal. défenseur sénégalais bi di Kalidou Koulibaly am na lu ko metti lool ndax nag coowal xas ma nga xam ne moom lay jànkoonteel. waaw bii nag mën nañ jàpp ne mooy ñetteelu yoon sax mu koy dal foofu nag ca Naples ca Italie dañ doon laale nag seen diggante ak Fiorentina ñoom sax ñoo mujjee am ndam ci kaw Fiorentina ñaari ball ci benn kon ci la nag yëkkati yooyu le kaddu muy supporter yi di waa Fiorentina yi jëmale ko ci Kalidou Koulibaly ak Nigérian bi di Victor Osimhen ak Zambo Anguissa ñoom nag ñu doon yuuxu ay waxu raciste ba nag défenseur sénégalais bi sax jot cee yëkkati ay kàddu gis na ne daal kii wax loolu nañoo wax ko ci kanamam ndaxte lu ñaaw la di fàttali nag ci atum 2016 ak 2018 daloon na ko foofu ca Milan ak ca AS ca Roma kon ba sax bu ñu fàttali ko am na si yenn ay supporters yu Naples ak kii di légende bi di dem si yàlla France kii di Maradona ñoom sax bokkoon nañ ci ñu doon xeex ngir li ni mel ñu mën ko nag dakkal foofu ci Italie xam naa ne UEFA wala nag ñii di waa Serie A bi dinañ ci jël ay nag ndogal ngir xeex li ni mel. ayca ñu àddu jëmale ci wàllu basket tax nag ancien yu ASC bopp ñu ngay ñaawlu secrétaire général bi na mu yore club ba. waaw li ki démb nag lañ ko doon xamle ñoom gis nañu ne daal li ni mel nag am na ci yenn ci ay nag lu ñaaw wala nag yoo xam ne yu réer. jëm ci nag nu muy gérer gestion wu boobule club ñoom sax da leen dakkal da leen bañal seen assemblée générale ñu amal ko foofu ca bopp ñu teewlu ci Tidiane Diallo ak Malick Gadiaga. dañoo jàpp ne détournement de fonds am na ci ASC bopp ancienne basketteuse yi nag ñu ngi alerté. ma demee banque ba pour contrôler le compte bancaire je suis signataire sur ce compte là et dañu bind que signature conjointe képp kuy làkk tubaab. xam ni quand on dit conjointe ça veut dire que tous les signataires autant qu'ils sont dañu war a signer j'ai vu que ni l'argent sort du compte te man musuma signer si compte bi xaalis bi mi ngi génn compte bi ma demee laajte relevé bancaire bi j'ai constaté que xaalis bi dugaluñ ko ci compte bi boog am na luñ ci jot a dugal mais li ci des yëpp kenn dugalul ko ci. ñoom ñi la di xamle seen assemblée générale nag dañu koy amal ci biir centre bi. ñu ñëwoon tey pour def assemblée générale. bi ñu egsee fekk ñu tëj bunt yi comme ni ko sama frère Lopi Diagne waxee bi ñu tëjee bunt yi on a décidé de faire un point de presse avec les organes de presse yi ñu am bu subaa nag dinañ ñëw seet si leen ñoom wax ak ñoom te assemblée générale bi incha allah ci biir centre bii lañ koy defee duñ ko def si mbedd duñ ko def si kër kenn ci biir centre bi lañ koy defee bu soobee Nabi Moustapha. ñoom ñi la di xamle ci fan yi di ñëw dañ leen dégg ne directeur centre bi xam ko.
Tidiane Diallo kii nag di secrétaire général bi nga xam ne nag dañoo yëkkati yooyu nag duumate ko ci kawam gis na ne daal li ni mel dara amu ci moom daal lu muy sàkku sax mooy ñu joxante loxo ngir nag relever défi yi nga xam ne AIS bopp fu mu toll nii moom lay doxee ñu teewlu kii di Mamadou Diop. L'Union pour la solidarité et l'entraide suñu mbootaay jàmm la ñu soxla nekk benn la ñu soxla jàppoo liggéey ngir jëm kanam la ñu soxla problème am na ci diggante le bureau officiel ak des décidents nee nañu leen bàyyi leen l'USE va prendre les choses en main avec les anciens de la SCC bopp pour régler la chose kenn ku ci nekk li nga jàppoon bàyyi ko ngeen déglu ñu liggéey ba man am jéego bon ñoom ñu forcé ne dañuy def seen assemblée générale ce que nous pouvons faire c'est que les locaux appartiennent à l'USE et l'USE n'est pas pour une scission ni une division. Donc on ne fera pas d'activité qui milite pour la division. Le grammaire kon lii nag moo gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram mun nañu joxoon